jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen dalal ak jàmm ci édition spéciale bi ñu ko faralee di amee saa su ne jëm rek ci jàngoro ji di Covid 19 tey nag ñu daal di koy amalaat muy édition spéciale waaye nag bii yoon ute ak yi jàll ndax bu ci nekk rek ak tomb bu ñuy indi tey nag dañu rek woo ay taskatu xabaar ñu tase fii nag ci plateau bi ndax ku ne xam na ni taskatu xabaar yi am nañu taxawaay bu am solo ci xeex jàngoro ji di Covid 19 ndax kenn naatablewul liggéey ba nga xamante ne ñi ngi koy def ndax tey bu ñu nee communication bu ñu nee fexe rek ba xibaar yi askan wi mën cee jotee kon taskatu xabaar yi kenn mënu leen caa génnee moo waral tey nag seenub teewaay fii rek ci plateau bi niñ koy faral di wax xam ngeen ni ci guerre la ñu nekk loolu nag bu ñu ko déggee maanaam xeex la boo xamante ni nekkul dañuy xeex ak réew nekkul dañuy xeex ak nit waaye xeex la boo xamante ni mi ngi aju rek ci benn doomu jàngoro joo xamante ni gët mënu kaa gis waaye nag loraange yi muy def jéggi na dayoo ci àdduna wërgal këpp ndax saa yu ñu xëyee yenn ci réew yi nga xamante ne daanaka foofu la gën a lor gis nañu ne ay doomu aadama yu baree bari ñi ngi faral di ñàkk seen bakkan fii nag ci Sénégal ci fàttali tey def nañu rek point bi bu ñu ko déggee muy taxaw seetlu bi ñuy def bis bu ne ci jàngoro yi coronavirus kon lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci doomu aadama ñoo ko am loolu la ñu wàññi tey luy kaa yu yees yi nag tey jàppale ni fukk ak ñaar la waaye tamit ñi nga xamante ne rek kon ñoom ñoo ca jot a wér tamit xayma nañu leen ci ñaar fukk ak juróom-ñaar muy nag lu ñu tënk tey jile ci Covid 19 fii ci Sénégal ci sama rek càmmoñ dinaa dalal Bamba Kassé mi jiite Synpics maa ngi lay nuyu bu baax a baax Bamba Kassé. maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yi seetaan TFM yëpp di nuyu samay naataango yi ma fi fekk. ma ngoog di nuyu it Anne-Marie Fall nekk spécialiste xame lool ci li ñu duppee communication de crise maanaam bu rek jéyee amee mën nañ ko tuddee noonu li nga xamante ne nag moom mooy luñ ci war a def ci wàllu communication nga xamee ci wàllu woowu bokkit ci correct maa ngi lay nuyu bu baax a baax Anne-Marie. maa ngi lay fay di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu téléspectateur bu TFM. ma ngoog Mamadou Ibra Kane ma lay nuyu yow it nga jiite rek conseil des diffuseurs et éditeurs bu presse bu Sénégal maa ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay Fatou Kiné maa ngi nuyu suma naatango yi ak suñu jigéen bu baax bi Anne-Marie Faye di Fall di nuyu aussi waa Sénégal bépp. ma ngoog di nuyu waa Sénégal Ibrahima Lissa Faye nga jiite appel nag bu ñu ko déggee muy mbootaay gi nga xamante ni moom moo ëmb éditeur ak professionnel yu presse ci maanaam en ligne bu ñu ko déggee ci xarala yi maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay bu baax a baax Fatou Kiné et puis di nuyu ñi nga xam te ñoo bokk plateau bi di samay confrères ak consoeurs Anne-Marie et puis aussi di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñi seetaan ñu ngi seen kër li ñaan rek ñuy toog seen kër et surtout di moytu di jëfee yi nga xam ne moom la médecin yi wax. ma ngoog restez chez vous mooy slogan bi ñuy faral di gis boobu ba tey balaa ñuy tàmbali nag damay daal di rek kon tënk benn communiqué boo xamante ne nii communiqué conjoint la bu ñu ko déggee muy appel wax naa ko am na ko fi teewal CDEPS Synpics naka noonu muy nag maanaam li nga xamante ni moom la ñu cëralee taskatu xabaar yi ndax ku ne xam na ni couvre-feu bi taskatu xabaar yi léeg-léeg dafay am gàllankoor ci seenub liggéey seen dem ak seen dikk du ko tax a yomb noonu ba tax na nag la ñu ca fësal rek moo di ne nag am nañu sañ-sañ di dem ak di dikk ci kawit ñu mën a jot rek ab autorisation boo xamante ne nii moo leen di may nag ñu mën a rek def loolu muy tukkee nag ci jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu soxal ci biir réew mi ci biir couvre-feu bi nag jàppale ni dafa nekkoon loo xamante ne rek arbitrage la maanaam lim la ñu laaj booy xool nag daanaka ci yéenekaay yi ngir rek ñu mën leen a jagleel loolu mu mel ni kon groupe de presse yi nga xamante ne rek ñoom groupe de presse lu ci mel ni télévision yi rajo yi ak rek li nga xamante ne moom mooy presse écrite yi bu fekkente ne bëgg nañu jot maanaam loolu nga xamante ne moo leen di may ñuy dem ak di dikk na mu leen neexee te dara du gàllankoor seen liggéey mën nañu rek jege Mamadou Ibra Kane mi ngi nii tung ni du teew ñuy nataal mi ngi nii toog ngir mën a rek jot ci loolu waaye lu soxal presse en ligne bi tamit Ibrahima Lissa Faye mi ngi fii moom it mën nañ koo jege rek téléphone bi mu koy fàttali 33 la 867 92 33 bu dee presse en ligne bi la 83 ma ngoog bu dee presse en ligne bi la bu dee nag presse yi ma wax léegi mu soxal télévision yi rajo yeeg yooyu numéro téléphone bi 33 la 869 24
69 kon moom mooy loolu lu soxal nag presse étrangère yi maanaam taskatu xabaar yi nga xamante ne fekk ñu baax ci réew mi waaye nag ñi ngi fii di liggéey ñoo ñit mën nañu jege rek Bamba Kassé nekk secrétaire général bu SYNPICS waaye ni ñu ko waxee rek ci fàttali ñooñu nga xamante ne soxla nañu ko nag jàppaleen ni àppal nañu leen ñaari fan ba ñetti fan nag ngir ñu mën a jotee ci loolu maanaam lu ko tàmbali dimanche lay doon mën nañoo jotee ci loolu waaye tamit leneen lu ñuy wax rek mooy carte de presse yi xam ngeen ne boobu mën na ni nag mi ngi permettre taskatu xabaar yi ñu mën di dem ak di dikk na mu leen neexee kon loolu mu mel ni ak carte de presse fii ba daal dibeer ji ñu dëkkmal mën nañoo jëfandikoo seen carte de presse ci jamonoy couvre-feu yi waaye bu ko weesoo nag nañu dem rek uti ji autorisation boobu ndax moo leen di tax rek ñuy def seen liggéey te du am benn gàllankoor wax naa ko léegi solo si tey mooy ñu waxtaane taskatu xabaar yi lan mooy seen taxawaay ak xeex bi di Covid 19 lëmbe àdduna waaye tàmbali rek di jaaxal askanu Sénégal ma doore rek ak Anne-Marie Fall wax naa ko léegi nga xamee lool ci li ñu duppee communication de crise laaj bu njëkk bi balaa ñuy xuus ci yeneen yi mooy bu ñu nee communication de crise tey ak jamono ji ñu nekk muy Covid 19 lan nga mën a indi ci communication de crise ci jamono ji ñu nekk temb. waaw jërëjëf Fatou Kiné dafa am communication de crise dafa am ay pàcc. su fekkee ne dara en temps de paix comme ni ñu ko mën a waxee liggéeyukaay bu nekk war na mën a def créer lu ñuy woowee cellule hygiène et sécurité loolu mooy jàppale nit ñi ci biir seen liggéeyukaay pour ñu pour mun a sauver seen bopp. gox yi itam gox-goxaan yi gox-goxaat yi dañu war a ñoom itam organiser wu ba nga xamee ne su jéeye amee naka la ñu war kii waaye li gën a important ci li jëm li actuellement crise bi ñuy dund mooy crise sanitaire bi ministère dafa war a ministère de la santé teg communication bu ñuy woowee te communication préventive teg benn communication boo xam ne gestion la ak communication boo xam ne da ngay tiital nit ñi pour ñu xam ne li ngay wax du caaxaan ñu gis ko jamono bi ñu nekk nag. dañuy fàtte tuuti rek ci tënk wax nga léegi ñetti communication yu am solo ñetti pàcc. waaw communication préventive gestion. waaw ak communication bi nga xamante ne xëy na mën na tiital askan wi. waaw mën na ko tiital mais pour mu jël conscience pour mu jël conscience de ban danger la danger ban moo xew. ci li ma gis. communication préventive bi xaw na sooxe tuuti parce que peut-être. xalaatuñu woon ne yëf yi dina teel a ñëw nii si ñun. en tout cas boog sentiruñu ko par contre parce que daf jaar na balaa muy ñëw ba fii. jaar na Europe jaar bon par exemple France kii nu mu tudd. dëkk yi nga xam ne moom lañuy kiyanteel. jëflanteel. mu di Italie Espagne fi ñu am suñu ay kii émigré. dem tam États-Unis bare fa lool. ñëw nag Afrique. Afrique fi mu nekk nii am nañu ay cas déclarés mais moo gën a néew yeneen dëkk yi. su ma waxalee yàlla rek. cas déclaré mooy ñi nga xam ne recensé nañ leen waaye cas déclaré bu nekk normalement bëgguma tiital kenn nag mais damay wax li nga xam ne mooy sama liggéey. li ma xam cas déclaré ci ginnaaw mën na am yeneen cas mais lii la ñu am li tax nit ñi tiit fi mu nekk nii mooy cas communautaire dafa am. cas communautaire comme ni ñu ko waxee woon mooy cas boo xam ne kenn xamul fu nit ki fuñ ko wàllee. nit ki sax du xam fu mu ko jëlee. du xam fu mu ko jëlee te mën na nekk ci nit koo xam ne yëgul ne dafa mën na bañ a feebar mën na bañ a am benn signe. mais mën na wàll keneen yow mën nga nekk en contact ak kenn koo xam ne am na ko kooku peut-être tëdd na mais yow tëddoo nga ñëw sa biir kër na def sa liggéeyukaay ba wàll ñeneen nit ñi. te doo ci xam dara. ñoom itam ñu kii duñu xam donc ki nga xam ne xamul ne amee na feebar xam ki ko xam dem na faju ji tëj nañ ko confiné nañ ko waaye ki ko xamul fu nekk lay dugg di ko wasaare. donc actuellement cas communautaire yi barewul nag mais am na. communication gestion bi moom macha allah mën naa ne. jaar na yoon parce que ñu ngi wax ministère mu ngi wax. maanaam chaque jour ñu def le point. chaque jour ñu def le point daal di ne. am nañu temps su ñu nekkee ci période de gestion de crise au niveau de la communication il faut être transparent soo xamee waxal ne xam naa soo xamul nga ne xamuma nit ñi xam fu ñu féete
feebar bi nag dafa fekk ne feebar la boo xam ne ci àddina yi warugal këpp nit ñi xamaguñ ko parce que feebar bu bees la. feebar bu bees nit ñi dañuy ajusté wu mën nañ la wax tey ji lii la ëllëg ñu wax la leneen xam nga bu yow début bi grippe lañ ko jàppee woon. mais on s'est rendu compte que ëpp na lu grippe parce que dafa amoon yenn signes ñu xaw nu ko grippe donc ñoom ñu ngi gérer foofu nag tuuti rek laay ñaan ministère. mooy pour éviter que nit ñi parce que réseaux sociaux yi nit ñaa ngi recevoir soo nekkee ci WhatsApp ñaa ngi recevoir ay messages soo nekkee ci Facebook ñaa ngi recevoir ay messages pour éviter loolu. nañuy wax te nañu wut aussi ay points focaux ay porte-parole. ñu mën a wax ak presse te presse bi gën a présente. loolu dinañ ci ñëw yaa ngi wax lu am solo. surtout réseaux sociaux yi. réseaux sociaux yi moom xam naa ne kenn mënul wax réseaux sociaux te duñu laal tuuti nag presse en ligne. ak yooyu Bamba Kassé li mu wax léegi moom Anne-Marie ci wàllu communication bi ne maanaam doon na loo xamante ne waroon nañ ko xalaat ca njëlbeen maanaam waroon nañu teel a jël suñu matuwaay comme ni ma wax rek taskatu xabaar yi moom yaakaar naa aussi seen communication dafay am solo ci mbir mi yow noo jàngatee yi fii loolu loo mën a maanaam mën nga ko fekk ji ci ay kàddoom. waaw bien entendu maa ngi di nuyu d'abord di jaajëfal Anne-Marie moom spécialiste la jëm ci wàllum communication. Communication nag ak information dañu am frontière. mais frontière la boo xamante ne maanaam doo ko mën a sax naatable doo ko mën a gis. léeg-léeg dañuy laale sax nag dañuy jaxasoo lu bëri. très bien donc li mu wax analyse am la. analyse bi mu wax tamit mën nañ ko cee fekk si. parce que balaa Covid bi di ñëw. di dugg Sénégal en fait balaa ñuy déclarer le patient zéro jàpp nañ ni am na communication bu am sax. parce que information yi moom mu ngi doon circuler journalistes yi ñu doon xamal ni am na feebar bu bees Chine la wut ne njaay ba mu fa jógee law na dem biir Europe nit ñaa ngi fay commencé dee defe naa sax benn instant ci tàmbali bi dëggantaan concerné nañu quelque part parce que bi Chine décidé ni day confiné Wuhan ñun amoon nañ fi ay doom débat bi nekkoon ci ndax dañ leen di andi duñ leen di andi gouvernement bi ne man duma leen andi ndax mun ma faa dugg dëkk bu ñu tëj la ñii naan da nga leen a war a andi ndax suñuy doom nañ donc yooyu yëpp ci wàllum xibaar en tout cas xibaar baa nga doon daw. maintenant est-ce que gouvernement bi amoon na benn plan de communication préventive pour wax gars yi ne bu affaire bi ñëwee kat nii nañuy doxalee ou pas man sentir naa ne quand même avant ñu am cas zéro bi tuuti. commencé woon nañ ci cadre boobu mais xëy na cas zéro bi daf ñu bett. d'accord donc mais bi cas zéro bi xisee am. tout de suite ñu ngi commencé nag di wax nit ñi dee leen raxasu dee leen respecté seen hygiène yi dee leen def nii dee leen def naa ndax feebar bi ni mu ñëwee ak ni mu mel ak dégâts yi muy causé feneen bu ñu waxantee suñu dëgg ñun Sénégal bés ñaanu yàlla mu mel noonu fii ndax bés bu ko melee noonu rek musiba lay doon ndax mooy lan loolu mooy bés bu cas yi bëree surtout cas compliqué yi parce que pour l'instant nañ sant yàlla laal bant sant yàlla bu baax a baax a baax xaw ma nag ndax si cas yi ñuy déclaré amagum na ci ay cas yu compliqué ou pas mais jàpp naa ni ñun suñuy capacité par exemple en matière de lit de réanimation en matière d'appareil de ñu ngi koy wooye de respiratoire ak affaire demee noonu ñoom ministère bi ñi yor ngànk wàllum wér-gu-yaram xamle nañ ni doyul donc moo tax mesures yi ñuy jël yépp c'est pour ñu bañ a yegg ci situation boo xamante ni daf ñuy ëpp loxo wala daf ñuy rëcc. donc côté communication moom defe naa ni. bi mbir mi amee ba léegi tamit d'accord naa ak moom ci communication de gestion bi. ñu ngi am na transparence quand même. parce que chaque jour. ñu wax li fa am wax li wér wax li fu ñu leen ñi ko jàpp fu ñu ko jëlee. ci ñoom li ñu am. évidemment également chaque jour. bu ko laajee tamit di leen informer nit ñi ci dispositifs médicaux yi war a am. fu mu nekk nii Sénégalais bu ne defe naa xam na ni. d'abord da nga war di raxasu di set di bañ yenn contact yi defe naa Sénégalais yëpp xam nañ ko ndax même ci làkk yëpp gars yi ñu ngi koy def. mesure d'hygiène également Sénégalais xam nañ ni boo sentiree ni da nga nekk cas suspect. waroo déplacé wu. dem si médecin bi mais da nga war a woote ñu ñëw jël si la. da nga war a d'abord confiner wu ci sa néeg ut masque bu fekkee am nga ko pour bañ a wàll say ñi nga dëkkal mais en même temps nga woote ñu jësal loolu au moins je pense 2 éléments yoo xamante ne la ñu ngi ko jëlee xëy na ci communication de gestion bi bon maintenant feneen fi mu waxee nag man
foofu laa xamul laa xawuta nand bu baax lu mu bëgg a wax. mooy communication de tiitalaate. loolu man comprendre lu ma ko bëgg naa bien mu expliquer. dina ci ñëw communication tiitalaate boobu dina ci ñëw xam naa ne loolu moom panique la. panique lay doon daal mais yaa ngi koy wax léegi information yi dëgg la. kilifa yi ñu ngi ci doon maanaam wax mais booy xool est-ce que dëgg-dëgg wax ba ca war amoon na ca njëlbeen ndax bu ñu xoolee tamit yenn fausse information est-ce que nekkul ni moo ñu yóbbee tey cas yu bari yi ndax xam nga Sénégal dañu tàmm benn mbir bu amee ndax virus bi ku ne xam na ni ba mu dooree ca Chine dañ doon wax ni fausse information yi ñu doon gis muy nekk ci réseaux sociaux yi non benn virus la nit ñee ko créé lu ñu créé la sànni ko te du mës a yegg si ñun est-ce que fausse information yooyu tamit quelque part yóbbeewuñu tey li cas yu bari yu ñu am tey. ndax ñu bari gëmuñu ko woon. xam nga fausse information am na ci. mais xaabaabal tamit am na ci. dafa naa il faut ñu def distinguo bi si yooyu. fausse information yi pour man mooy les fake news. ak les infox mooy information yi nga xamante ni dañ koy wërale virus bi. ba pare di ko séddale te nekkul lu dëggu nekkul loo xamante ne kii parce que toog nañ fi jékki-jékki rek. ñu ne leen waaw Grand Yoff am na benn cas non pas doo am na benn yooyu loolu mooy fausse information. li ci des nag ay théorie la. am na ñoo xamante ne tey jàpp nañ ni même ci àdduna bi du Sénégal rek jàpp nañ ni guerre biologique dafa am. guerre biologique wala guerre bactériologique. dañ koy wax sax am na ñoo xamante ni ñoo créé virus bi. d'ailleurs boo gisee virus bi jàpp ay chef d'état ak ay premier ministre ak yooyu. gars yi ñoo ko def pour gars yi bëgg ñooñu faagaagal wala ñooñu dee. yooyu da nga koy dégg. bon mais comme ni nga ko waxee ci réseaux sociaux xam nga nag jamono ji li ko particularisé mooy dañu nekk jamono joo xamante ni dafa am ay jumtukaay yu bees yu ñuy woowee réseaux sociaux. maanaam ku ci ne ci ñun da nga am sañ-sañu léegi di jokkalante ak àdduna. di utiliser sa téléphone. foofu. benn différence rek moo am entre kii def loolu ak journaliste bi xam nga tey fu mu nekk nii am na sax ñoo xam ne dañ ne léegi ñëpp ay pourvoyeurs d'information la mais sauf que le journaliste moom il est toujours tenu par des règles par des règles de vérification par des règles de triangulation par même des règles parfois d'autocensure bu fekkee ni jàpp ne information bii bu génnee amulul njëriñ askan wi wala mën na andi yeneen tooxi doona ñu si bëri nag defe naa ci crise bi ci leçon yi war a jàpp ci crise bi gars yi nag fii nañ war a xamee nag njëriñu journaliste pour ñaari raison première raison tey amul sénégalais bu yeewu boo xamante ne sa yitte bu njëkk mooy feebar bi fu mu toll di nga déglu rajo wala nga xool ko journal wala nga xool ko ci internet wala nga xool ko télé wala nga xool ak noo ko mënta kii loolu mooy nekk sa mbébét bu njëkk ndax wolof Njaay nee na balaa nga naan naam da nga fay ne donc balaa ngaa xam ci lan ak leen donc loolu information boobu ngay njëkk a uti ça c'est la première raison bi tax ma ne war nañ ci jëlee leçon pour xam ne vraiment journaliste am nañu te dinañ wax nag deuxième élément bi mooy tey boo gisee fake news yeeg xam nga opinion yi ngay joxeek affaire yooyu ñëpp ñu koy jaarale ci réseaux sociaux yi yu demee noonu nit ñi war nañ xam ni te ñu si bëri li ñuy reproché souvent li ñu daan reproché journaliste naan ne da ngeen bëgg a scoop da ngeen a yàkkamti bu ngeen amee rek da nga naan dégg tëll rek ne rajax daal di koy joxe tey moom la Sénégalais di def lu ñu la sànni si WhatsApp nga jox ko Anne-Marie mu jox ko keneen te doo vérifier sax ndax baax na moo tax nag dina jaadu sax ñu xool moyens yooyu stratégie de communication yi parce que loo gis tamit faaw ñu teg ko ci yoon loo gis yaa ngi wax lu am solo loolu dinañ ci dugg parce que loolu moom mënul ñàkk il faut ñu xam aussi anam yi ñuy communiquer ak information yi ndax wér na wala wérul Lissa Faye may fàttali nga jiite presse en ligne gis dégg nga ko sànq xam nga presse en ligne nag comme li muy wax rek lu ci ne am na barrière mais nag mënuñu wax tamit presse en ligne te duñu wax xarala yi réseaux sociaux yi ndax ci ngeen di sukkandiku di def seen liggéey tey lan mooy seen responsabilité presse en ligne bi ci xeex jàngoroy coronavirus. waaw mais suñu responsabilité mooy joxe la bonne information. L'information réelle et surtout ñuy privilégier l'information officielle. bu ñu bañee joxe fake news wala boog andi ay jafe-jafe ndaxte lu ci bëri en fait gis nañ que ne réseaux sociaux yi dañuy partager di wax ne lii moo xew telle zone wala kat am na diw bu ñuy jël si ainsi de suite mais boo fekkente ne maanaam dafa wax leen ci réseaux sociaux yi rek nga ne kii kat li mu wax kii na xaaral mu ko dugal comme ça mu am yenn kii ngay andi problème andi fitna et fekk na sax kooku xëy na la muy wax du dëgg peut-être benn malade bu ñuy ñëw jël koy évacuer parce que leneen na ko jot du coronavirus donc ba tax na en fait toujours li ñuy faral di wax ñi nga xam ne ñooy presse en ligne bi
da leen di vérifier et surtout di jokkoo ak waa ministère de la santé pour recouper information yi nga xam ne moom ngeen di jot. bon et depuis wax dëgg fa yàlla bi kii bi amee ba léegi nii. bëri na lu bureau bi ñi wecce ay waxtaan bëri na aussi mail li ñuy weccante pour rek di rappeler responsabilité acteurs yi. xamal leen ne kat jamono ji presse en ligne moom la nit ñi di déglu moom la nit ñi di xool. et ku ci nekk mi smartphone am et li muy njëkk a def te dugg ci benn site wala mu dem ci Facebook beeg Twitter bi xam ne ñun fa la ñuy weesaare suñuy information pour mën a am li nga xam te ne moom mooy le point. et moo tax en fait aussi réseaux sociaux yi moom am waroon na am beneen stratégie. et wax na que et boo xoolee ministère foofu la sooxee et ñun suñu wàllu bopp gaa amuñu koom bu demee noonu. mais ci wàllu xam-xam. ak ci wàllu xarala nee nañ kat dinañ ñëw andil lenn ministère bi ba tax na ñu ngi liggéey ak waa li nga xam ne ñooy blogueurs yi. Ligue africaine des blogueurs en santé. pour ñoom ñu ñëw appuyer leen defal leen formation mais en même temps aussi it mu leen mën a am lu ñu leen dénk tuuti rek. ñoom ñu mën ko jëfee ci réseaux sociaux yi. mën a joxe la bonne information en même temps aussi bu amee koo xam te ne mi ngi wax loo xam te ne du dëgg ñu mën ko rétablir ak njëkk ak. parce que daloon nañu ci jamono yi fan yi weesu rek ak kaawu Touba bi ñooñu ñi waxoon dañ leen confiné te par la suite ñu ne directeur école ba dafa daw ak xale ba génn te booy xool ba ci biir sax du woon daw ñoom xëy na xamuñu woon ni dañ leen a confiné kii am na jàngeem joti na mu dem jàngi kii itam xëy na liggéeyam joti mu dem liggéey mais réseaux sociaux yi am na ci ñoo xamante ne wax nañ safaan wa mais non seulement dañuy wax safaan ba mais information wu noonu dafa tiital nit ñi yóbbu fitu nit ñi ba nga xam ne ñu ne Touba de ñooñu daw nañ wàll ñu ci des ak yooyu te ñooñu ñu leen confiné juste wóolul leen ba xam am nañ ko wala amuñu ko donc ñoo xam te ne wóolu ñoo xam am nañ ko wala amuñu ko ñu confiné leen ñooñu amaguñu feebar bi donc bu ñu génnee ñoom lañ ci xalaat mën na ci bañ am et donc et d'ailleurs sax dañ jël ay propos dénk gouverneur bi fekk na gouverneur bi sax waxu ko ndaxte boo laajee gouverneur bi gouverneur dafa la ne man kat wax ma lool ñii ba ñuy génn xamuñu ne sax ñoom dañ leen a confiné dañoo génn dox seen yite ñëw duggaat kenn jëliwu leen donc loolu leer na donc bu nañ woon ne maanaam woo nañ gouverneur bi wala ñu jokkoo journaliste yi nga xam ne ñu nga Touba dinañ am information yu leer mais mënoo gis ne réseaux sociaux yi diw kat wax na lii bind na ko ci kontam nga ne diw mi kat kilifa la li wax ni kii na. ñun sax dal nañu yaakaar naa yéen ñëpp xëy na du ñàkk gis ngeen ko ak sunu naataango bi Cissé bi faral di def édition spéciale yi moom it kii bu ne la mu waxoon ci affaire maanaam état d'urgence bi mu waxoon ci Mauritanie couvre-feu. mi ngi ne Mauritanie couvre-feu ñu jël ko dagg ko. ne couvre-feu ne daal ñu koy nag takkal yëf yi nag ñun ñu tappal ñu ko ñun ne ñu télévision Futurs Médias fa lañ ko déggee couvre-feu Sénégal. xam nga loolu tamit yaakaar naa jar na ñuy def taxaw seetlu ci yu mel noonu. moo tax en fait ministère dañu war a taxawal benn genre cellule bu ndaw avec les blogueurs mais avec la presse en ligne et waxoon naa ko ministère de la communication c'est-à-dire il faut que ñu taxawal benn cellule bu ndaw boo xam te ne genre information yi noonu rapidement dañ koy régler daal ne lii amul lii mooy source bu réel bi génn ko teg rapidement parce que dafa nekk loo xam ne dañu nekk période bu sensible bu garaaw boo yéexee lu ndaw rek information def tour du monde andi ay jafe-jafe te loolu noonu juste affaire kii bi la woon couvre-feu bi la woon. man bi mu gisee vidéo bi dama ne vidéo bi kat ni lii de am na montage parce que am na luñ ci dindi. bu ñu amee luñ ci dindi rek musiba day am. xam nga et donc ñun bu ñu koy kiiwee yàggul dara kenn ku nekk fii nii ci kër gi. TFM yónnee ñu vidéo originale. ma ne voilà mi ngi nii moo tax toujours balaa ngay kii parce que ñun ni ñu organisé par exemple Presse Afrique ci biir suñu ak affaire bi mu amee ba léegi balaa dara ji dugg. dañu am benn groupe WhatsApp rédaction bi dañ ko fay jàllale ku nekk woo ka mu xam mu laaj ka ku ñu boole version yëpp ñu dugal ñu xool lu gën a plausible bu dee maanaam source principale bi la ñu am c'est-à-dire on parle de Grand Yoff ñu ne yóbbu nañ ko SAMU municipal donc il faut faire parler le médecin chef parce que le maire sax il n'est pas expérimenté peut-être pour dire que kii il est atteint de coronavirus mais le médecin chef doit pouvoir le dire et on parle au médecin chef ainsi de suite parce que il faut que maanaam dispositif mu changer
ba nga xamante ne maanaam booy génne information dina fekk ne boobu wër nga ko ndomba ba mat sëkk. et li ngay wax te nga fu leer ba kenn du la teggi. ñuy recouper saa su ne doyen. muy lu am solo communication bu am solo bu baax bi nga xamante ne war nañ ko adopté jamono ji ni ko Lissa waxee faaw ñuy recouper ndax bañ a tiital askan wi. waaw xam nga jamono bu ñu toll. jamono bu tiis la ci Sénégal ak ci réew yëpp ci àddina te dafa def ñun ñi nga xam ne ñun ñooy taskatu xibaar yi ñooy liggéey ci communication. ñun ñooy joxe information bi. comme ni ko Bamba waxee sànq boo yeewu li ngay jëkk a def. nga ne tey fu feebar bi tolloo. dinaa mën a dox dem ñëwaat dégg nga ak lan laa mën a def. donc information dafa important ci société réew bu munti nekk donc ñuy ñaan nag que Sénégal suñu journalistes yi suñu techniciens des médias yi suñu communicateurs yi ñuy mën a joxe la bonne information mais effectivement tey du journaliste rek mooy joxe information citoyen bu nekk dégg nga mun na joxe information mais comme ni ko léegi sa waxee dafa war a am cellule bu nga xam ne mooy traquer la mauvaise information la fausse information la manipulation la fraude même parce que bu ñu jëlee seen vidéo ñu tronqué ko dégg nga ñu waxloo ko lu mu waxul donc loolu day nekk problème donc moo tax defe naa Anne-Marie Fall moom moo ko doon wax dégg nga il faut que ñu am une stratégie de communication jamono bii ñu toll quelques domaines que cela puisse être il faut que mu am une stratégie de communication selon les domaines man jamono bi ma nekkee xale amoon na ay émissions de vulgarisation dans le monde agricole dégg nga amoon na ay émissions de vulgarisation dans le domaine de la santé par exemple le choléra jamono yooyu dans les années 60 dans les années 70 te choléra ñu ne c'est la maladie des mains sales dégg nga donc booy raxasu rek dégg nga jàngoro bi dina la moytu wala du gaaw a dal sa kaw tout comme aujourd'hui ñun ñi suñu rôle luy Anne-Marie Fall wax communication tiitange waaw ñu tiitalaate après dinaa expliquer communication tiitalaate boobu man d'accord naa si mais dans quel sens ñun pays sous-développé la ñu il faut que sénégalais xam ne ñun suñu réew mi si réew yi gën a pauvre si àddina la ñu bokk il faut que sénégalais xam ne buñ fi feebaree amuñu ay moyens pour faj leen amuñu ay lits de réanimation yu doy amuñu ay appareils yi nga xam ne ñu ngi koy woowee respirateur dégg nga parce que respirateur yu doy non dafa néew a néew dafa néew waaw bu ñu suñu dajalee suñu baaraam yi dégg nga mënu ko passé dégg nga dama boo ñëw wax ay chiffres dégg nga mais dafa néew bu nga xam ne comme ni ko professeur Seydi ni ma ko dégloo démb ci benn rajo mu ne ba léegi on peut faire face à la situation mais bu eggee ay milliers rek njaaxum bu rëy mooy am fii ci dëkk bi donc suñu communication dañu war a faire comprendre aux Sénégalais. fan la ñu war a insister ci loolu communication fu ñu war a insister parce que quand même il faut ñu xam ni tamit population bu Sénégal xaw na nu dëgër bopp pour bañ a wax dëgër bopp. carrément justement loolu tax Anne-Marie Fall wax. dañu war a wax dëgg xam nga dëgg moom. kenn mënu si dara. ñu ne boo deful yow boo aarul sa bopp kenn mënu la aar. pour nga aar sa bopp mais lu ñu wax yomb na. boo génnee bu ñëw dégg nga na nga raxasu bu fekkee ne sax am na ñeneen ay xale ci biir kër gi ay mag ci biir kër gi li nga soloon sax nga simmeeku ko daal di sangu saa yoo laalee dara dégg nga boo ko munee nga raxasu ou bien boo amee gel nga jël gel dégg nga communication boobu il faut que ñu insister ci Bamba mu ngi doon wax sànq ne am na ay xale Médina yi nga xam ne ñoom dañ yaakaar ne foo la dégg nga ñuy génn di défier les forces de l'ordre dégg nga aux heures de couvre-feu xam nga ñooñu inconscience dégg nga mënul inconscience xale yooyu ak seen waa kër
ak seen waajur dégg nga waruñu bàyyi kenn mu génn à part ñi nga xam ne dañuy liggéey dégg nga te même bu ñuy liggéey dafa am ay conditions yi nga xam ne moom la ñu war a liggéeyee pour ñu préserver la santé publique parce que Anne-Marie defe naa moo ko doon wax mun nga feebar sax dégg nga te yow doo feebar mais da ngay wàlle waaw parce que du ñëppay présenter ay symptômes. exactement te le problème encore une fois ñu ngi koy wax professeur médecine bu gën a kawe ci àddina mënul la wax fan la feebar bi jëlee waaw fu mu nekk nii kenn xamul feebar bi lu mu mun ak lu mu munul waaw ay dee rek lay indi ay dëkk yu mag yi nga xam ne ñoo ëpp Sénégal fop dégg nga ñun France bi nga xam ne mooy suñu puissance coloniale États-Unis bu nga xam ne mooy première puissance mondiale Espagne ak Italie dégg nga ñu ngi suuf fu mu nekk nii donc ñun ñii Sénégal dëkk bu ndaw dégg nga 16 millions d'habitants bu ñu fagarul dégg nga beneen disu doom mënuñu sauver waaw parce que amuñu infrastructure amuñu les appareils qu'il faut et même le personnel humain waaw parce que dëkk bu ndaw la ñu donc il faut que ñu xam ne ñun ñoo mën a aar suñu bopp changement de comportement yi rek moo ñu ci mën a génnee yaakaar naa loolu am solo la communication pour tiitalaate bi bëgg naa nga ñëw ci dama bëgg a dellu si pour expliquer en stratégie de communication nan la ak ñan la da ngay xool ne yow lii mooy sa objectif par exemple fi objectif bi fii Sénégal mooy avoir le moins de cas positifs possible ak pas de mort moom la ñu am ñu seet ñan la ñu war a waxal ñi ñu war a waxal en premier suñu premier partenaire mooy les médias parce que ci médias yi nga mën a jaarale sa communication en fait li nga bëgg message yi nga bëgg a joxe muy médias sociaux muy médias classiques ñoom lan nga leen war a wax lan nga war a partager ak ñoom itam ban niveau d'information la ñu war a am xam nga ki nga xam ne question politique lay toppatoo toute l'année soo ko bëggee dugal ci sa biir stratégie du la comprendre mais ki nga xam ne dafa spécialisé wu ci nu mu tudd presse santé kooku soo waxee ak moom am na concept yu bëri jàng na ko xam na ko donc xam na nu mu koy bindee ba nga xamante dina di yegg ci nit ñi médias yi lu mu lay apporter mooy que nga mën a am engagement communautaire mais balaa ngaa yegg ci engagement communautaire yow mi nga xamee ne yaa yore stratégie say nit ñi lay liggéeyal ci stratégie bi dañuy am seen ay cibles muy les leaders d'opinion ci leader d'opinion yi war nga ci mën a dugal kilifa diine mën nga ci dugal artiste mën nga ci dugal homme politique mën nga ci dugal sa kii chef de quartier et cetera xale yi seen enseignant yeeg seen kii ku ci nekk am na message boo xam ne war nga ko jox pour mu gën ko wasaare. ndax dañu war a jouer ci termes yi bu ñu desee ba tey ci communication tiitalaate. dañu war a jouer ci termes yi léegi maa ngi dem ci loolu maa ngi yegg si dama lay expliquer étape yi. léegi ñooñu ñëpp. xam nga ñooñu mënoo rek jóg nii mais da ngay daal di réfléchir ci ay messages yoo leen war a jox comme ni ñu ko waxee sànq ci au niveau de la gestion message yu raxas leen seen loxo soo leen dis kii nii lii ak lii loolu moom jàll na foog naa ñëpp dégg nañ ko xale yu ndaw yi sax am na ay vidéo ñuy wane ay xale di expliquer ak yooyu mais li des mooy que nit ñi que quand je dis message tiitalaate mooy que nit ku ci nekk tu te dis que bon man daw awma problème maa ngi sama kër maa ngi naan samay ñetti normaux maa ngi naan sama attaaya sama kër mais su fekkee ne ñaa ngi naan sa attaaya sa kër te changé wu leen ñëpp ku nekk da nga kii xiim day jël di mos fu mu toll kaas yi da ngay jox léegi lii sa après dellu siwaat jox Bamba c'est pas nettoyé mais yaa ngi su fekkee ne yow yore nga ko puisque kenn xamul ku ko yore kenn xamul ku ko yore kon ñaa ngi koy wasaare sa biir kër c'est-à-dire que donc dans ce cas-là il faut qu'on conscientise les gens nga laal leen fi nga xam ne foofu la gën a méttee c'est-à-dire que imaginez que yow ñu ne la yaa rey entre guillemets ngeen baal ma nag ci kàddu gi yaa rey sa yaay wala yaa rey sa jabar wala yaa rey sa doom xam nga du rey encore une fois moo tax ma naan sànq Bamba d'accord ci on est en guerre contre quelque chose boo xam ne ñun mënaluñu ko dara li ñu mën mooy aar suñu bopp ku ci nekk nga aar sa bopp naka ngay aaree sa bopp ci say gestes de tous les jours donc waxal nit ki ne soo deful telle chose danga lor di nga rey wala nga lor
doomu aadama. am na benn image boo xam ne man sama bopp dama ko jël ci Facebook bi de ñoo xam ne ay épidémiologistes ñu def benn kii en 3D benn kii pour wane poumon wu xëtëru ki nga xamee ne affaire bi dem na ba mu am complication. mais loolu kooku soo ci rëccee sax dundatoo c'est pire que ku am asthme. dafay yàqu boo xam ne même dootoo amati confort de vie donc du jëriñ dara nit ki ku ci nekk war nga xam donc ci message yi ñu leen di jox moom la loolu laa doon wooyee communication tiitalaate c'est-à-dire que da ngay boole expliquer lii mais aussi wax nit ki fi nga xamee ne fi mu gën a tiitee parce que su guerre jotoon tey jii kenn du génn ku nekk ñaa ngi toog sa biir kër guerre ak arme ku nekk ñaa ngi toog sa biir kër tey arme bi ñun ñii ñoo ko yore contre l'ennemi te loolu mooy lan mooy nañu fagaru ku ci nekk na nga xam ne kii donc soo defee lii lay indi par exemple maa ngi gis beneen kii nit ñi dangay nuyoonte au lieu ñun bon du ñu nuyoonte dañuy dem ba kii après ñu daal def nii mais yow su fekkee ne tisóoli nga wala sëqat nga ci sa yére xam nga tis na fii du yem fii tisoon dafa xam nga dafa kii gis na fi nga ñëw daal di ko kii mais jox nga ko nit ki mu ñibbi këram doomam yi daal di ko gàttandu papa daal di kii tout de suite xam nga donc chaque fois il faut que ngay won nit ki conséquence de ses actes lu mu def kii te le message il doit être un c'est-à-dire pour chaque cible benn message nga koy jox effectivement mënul nekk plusieurs messages sinon nit ki dafay réer mi ngi noonu cible yi gis nañ ci ndaw ñi gis nañ ci mag ñi gis nañ ci góor ñi gis nañ ci jigéen ñi surtout buñ ko dee kii rek mën nañ ne mag ak ndaw ci cible yi donc mën nañ ne ku ci nekk ak approche bi nga war a am ci moom Bamba tey bu ñu dee xool ci wàllu information ban approche lañ war a am ci population bi. waaw ci wàllum information jàpp naa ni fi nga xamante ni foofu la xaw a sooxe. bu fekkee ni information de crise nañuy wax. xaw ma ndax concept bi am na. communication de crise am na. mooy gisaguñu fi ay messages adaptés pour les enfants. gisaguñu ko parce que xale yi surtout xale yu ndawaan yi. ñoom ay dessins animés ay léeb yooyu xam nga yooyu ci nga leen di waxee ci ngay wax ak ñoom pour ñu mën la gën a comprendre mais jàpp naa ni quand même. ci cadre boobu. contourné nañ ko tuuti ndax école yi ak maîtresse yeeg yooyu ñoom joué nañ rôle boobu informé nañ xale yi bu mu nekk nii muy xale bi dem jardin wala xale bi dem école tubaab wala même xale bi nekk ci daara bu ñuy structuré ñoom ñëpp wax nañ leen ni da ngeen war a jël ay tours de protection war nañ leen à peu près lan mooy feebar bi lan mooy coronavirus bi gi demee noonu mais quand même je pense waroon nañ gën a mën a peut-être insister ci côté boobu. ci grille de programme yi. ci sa gis-gis daal waroon nañ ko gën a renforcer xam nga suñu société ni mu demee. di nga gis njaboot goo xamante ne xëy na bu fekkee ci wàllum njàngum tubaab la wala ci wàllum di déglu ay rajo yu demee noonu. xëy na ña sos njaboot ga xëy na ñoom ci beneen âge nañ bokk. wala ñoom soxaluñ ko trop bu ñu xëyee mère bi bu xëyee 5 heures du matin lay xëy li ko yitteel mooy ma dem dans les zones de Niayes jënd samay légumes ñëw jaay. papa ji bu xëyee bon day dem liggéey maçon la wala mécanicien wala leneen donc ñooñu genre cas yooyu. xale yi nga xamante ni am nañ chance di interagir ak société bi via plusieurs canaux. notamment via l'école ñoom ñooy informer ñoom ñoo la war a di informer. donc moo tax daal je pense mais nag de façon globale je pense que fii ñu toll nii tey jii nii. temb nii muy ki dégg wolof ak ki ko ñàkk dégg muy ki jàng tubaab ak ki ñàkk jàng tubaab muy ki nga xamante ni dafa nekk ci dëkk bu fële ak ki nekk ci réewum taax yi ñëpp xam nañ ni feebar baa ngi fi ndax tamit li mu doon wax sànq am na xëy na jaar na ci ay étapes yu bëri nañ jaar mais dem nañ ba finalement leader d'opinion yi muy wax ñoom ñëpp impliqué wu nañ muy les chefs religieux de musulmans comme catholiques muy les imams muy les chefs de quartier muy les maires ñëpp fu mu nekk nii képp koo xamante ne leader d'opinion nga am nga communauté boo xam ne dañuy déglu ñëpp fu mu nekk nii àddu nañ defe naa jëmale ci message bi. léegi nag fi ñu toll nag ñun loolu nañuy bañ mu yàqu moo tax mesures yi ñuy jël ak xëccoo bi ñu doon xëccoo ak xeex bi ñuy xeex pour journalistes yi mën a continuer di nekk ci circuit bi. loolu rek moo ko waral ndax bu ñu nee feebar bi ñëw na Sénégal pandémie la
ñëpp la mën a laal fu ne la mën a jógee bu fekkee am nga tuuti taxaw seetlu rek xam nga ne bu weesoo ñi nga xamante ni dañuy faj woy kër docteur yi ak ñi paramédicaux yi boo leen ci génne ci woy takk der yi nga xamante ni ñoom ñooy organiser même avant couvre-feu bi ñoom ñooy continuer di organiser sécurité bi parce que même da ngay gis ku ñu war a évacuer ñoom ñooy fexe ba mu gaaw ak yu demee noonu bu weesoo ñaar ñooñu mais médias yi ñoo nekk au front tey fekkoon tey dañu ne guerre la comme guerre normale ñu ne front bi fii la peut-être ñu on n'est pas aux avant-postes mais on est peut-être en zone de repli juste derrière ñun médias yi la ñoom ñoo fa nekk ñoom en prenant des risques parce que bu ngeen seetloo même communication gouvernement bi bu njëkk ba facteur de risque loolu il a fallu que ñun ñu am ci seetlu waxtaan ci et puis surtout am oreille attentive du ministre en charge de la question muy Diouf Sarr pour que ñu changé ko ndax bu njëkk ba ñu doon def leur point de situation dañ daan ñëw jël dajale lu mu toll ak juróom benn fukk wala juróom-ñaari fukk wala juróom-ñetti fukki journaliste ak ay caméraman ci benn salle teg micro yi te gis nañ ci àdduna bi am na ñoo xamante ni Rudy Gobert di basketteur boobu micro la laal micro kese def conférence de presse NBA yi ñu laaj ci kii bi te tax fait tellement bien les choses que question bi ñu ko mujjee laaj ci affaire coronavirus la woon mu wax ba xaw a saboté laal micro bi ndekete bi muy laal micro bi moom jël na affaire bi donc tu vois moo tax léegi fu mun toll nii bu nga xoolee point de situation yi demeetul noonu dañuy jël benn image bu dee télé yi la ñëpp dañuy dem jëli signal bi bu dee rajo yi la son bi ñëpp dañ koy mën a jot bu dee ba pare bu ñuy paree rek wala laataa ñu tàmbali ñu jël communiqué bi ci këyit yónnee ko ñi nga xamante ne ñooy presse écrite ak réseaux sociaux yeeg ak presse en ligne rek yu demee noonu donc loolu suñu initiative la suñu yeneen initiative yi nga xamante ni matérialiser guñ ko ci wàllum de façon structurée mais que am nañu ko commencé di doxal mooy li ñuy woowee télétravail journalistes yu bëri ñu ngi koy commencé këru taskatu xibaar yu bëri ñu ngi koy commencé di imposer seen i employés même ñi nga xam ne dañuy dem ci terrain bi ñu ngi commencé di utiliser perche nga xamante ne comme micro la te rajo la te da nga soxla son bu baax te mënoo jege nit ki da ngay jël benn perche bu def 1m50 nga def micro bi taxaw na le diir ko mu mën a wax nga mën a enregistrer et cetera donc je pense mesures yi ñu ngi toppante te fii ñu toll nii également boo gisee ñu laaj donc loolu defe naa sax bu defoon naan waxtaan bi ci loolu lay tourné. boo gisee tey. dinañ ci ñëw ci affaire carte de presse yu demee noonu. waaw dinañ ci ñëw très rapidement moom mooy sax daanaka pàcc bu mujj bi waaye balaa boobu da nga laal fenn te dama ci doon bëgg a ñëw. muy télétravail bi nga wax léegi. téléservice ñu bari jamono ji moom la ñuy utiliser gis nañu également ne service minimum fi mu ne nii booy xool am na daanaka ci entreprise yëpp yéen nan ngeen koy dundee jamono ji ndax yomb na surtout ci jamono joo xamante ne nag dañoo war a gën a informer. waaw mais yaakaar naa ne en fait du service minimum. télétravail la ñu wax nga toog sa kër wala nga nekk bureau. da nga war a liggéey. am présence ci antenne bi wala site bi. te bu doon jamono njëkkee. mënoon nañu am lu ñuy kii. jamono jii nii am nañu outils yoo xamante ne ñu ngi ñuy permettre ku nekk fa nga nekk mën a def sa liggéey comme ni mu waree. et puis aussi kii supervisé wala responsable di mën a xool kii fu mu toll. ba xam ne reportage bi nga santoon def na ko ak yooyu noonu c'est des dispositions à prendre ci wàllu communication téléphonique mais aussi ci wàllu internet loolu la parce que loolu lañu soxla ci pàcc beneen bi nga xam ne bëgg naa ci ñëw mooy ci wàllu ministère de la communication dëgg la mbir mi daf leen a bett daf ñu bett ñëpp te lu la bett lu nekk daf lay mën mais ci wàllu xeex bi pour man amul benn stratégie de communication articulée boo xam ci ne da ngay am say points di dérouler di mesurer di xam fu mu toll. di réajuster. y en a pas plan média moom leer na am nañ ko. et ñi ngi koy doxal et li ministre di wax mooy philosophie de la transparence mi ngi koy doxal. et c'est très bien. et ça c'est important. et c'est très important. mais li ko wër waroon nañu mën a liggéey ci benn plan boo xam te ne day nekk numérique nekk traditionnel ñoom ñuy dóor. et chaque matin ñu mën a defal autorités yi le point ñu xam exactement li ñu touché ak fi mu jaar ak yoon noonu yëpp mais communication titulaire bi ngay wax noonu yaakaar naa ne mënuñu def lu raw actuellement li ñuy def maanaam di wax ñi nga xam ne ña ngay dee ci Italie 1000 morts ñu ngi koy wax nga xam ne carrément maanaam dëkk bu demee ba am 1000 morts ci benn fan saa musiba am na 1000 morts ku mu tiitalul
kenn dara la ci jëlee ci et nit ñi xanaa ndax peut-être problème mu koom moo tax mënuñu toog seen kër ba mën a tëju mais wax dëgg fa yàlla man li ma gis ci marché yi gis nit ñi di ko kiiwee ba léegi nii daf ma tiital. parce que damay ne benn cas bu duggee ci benn marché lu demee ni ay marché syndicat wala mu demee ni marché Thiaroye wala marché Castor mais musiba day am. musiba day am. et ñooñu tey war nañ mën a xam naka lañ leen di conscientiser et puis war na mën a am aussi ay hot show c'est-à-dire ay équipe yoo xam ci ne ci ministère lañ bokk. ñu délégué leen ñu dugg ci marché yi xamal leen. ba pare aussi maire yi dañu am responsabilité te maire yi. loolu du léegi nii lañ koy wax. aménagement marché yi yoon yi dafa xat ba nga xam ne nit ñi dañuy tàncaloo di mbëkkante sans compter ñi xam dañuy yenn saaku ñëw ak dóor ko sa kaw ainsi de suite mais loolu maire yi dañu war a wax ak ñoom ñu aménagé waat marché yi. et loolu noonu protection civile service de protection civile. bu ba léegi kenn waxul dara ci service de protection civile. te pourtant ñoom dañu am benn rôle bu am solo bu ñu war a jouer ci biir askan wi. mais bu ñu defee seen rapport est-ce que autorités yi nga xam te ne ñoo war a fexe ba ñu jëfee rapport ba ñu jëfee li nga xam ne moom lañu tënk ci rapport bi ñu ngi koy saytu. et boo xoolee ba xool dañuy ñaan yàlla rek. mbir mi mu yem fi. bañ ko jéggi. waaw bañ ko jéggi mais bu dul loolu. li xew Italie lu ko gën a garaaw dina fi xew. yàlla musal ci yàlla waaye nag yaa ngi wax lu am solo parce que tamit yaa ngi alerté surtout ci maire yeeg seen engagement doyen ñi ngi ko doon wax léegi presse beeg seenub taxawaay moom mu ubbi sànq pàcc bu am solo ndax maa ngi ci doon bëgg a jëm muy carte de presse beeg taskatu xabaar yi gis nañu ci njëlbeen couvre-feu bi sunu kenn ci suñu naataango bu nga xamante ne jànkonte la woon na ay jafe-jafe ndax jot nañ ko rek làpp yu metti sax gis ngeen ko ñàkk ci réseaux sociaux yi ak yooyu ñu bëggoon xam ci jamono ji temb fu ngeen toll ci liggéey bi ndax lépp dana mën a yomb naam sax gis na wax naa ko léegi sànq ci communiqué bi ak jéego yu njëkk yi nga xamante ni teg nañ ko. waaw nga may ma tuuti Fatou Kiné dama bëgg du communication tiitange mais communication dëgg la coronavirus bi xaajagul sax door fii Sénégal te dina gën a garaawaay bu nga xam ne suñu structure de santé yi duñu mën a accueillir maladie du ñu am ay lal yi nga xam ne mën nañ leen fa faj du ñu am ay appareil respiratoire yi nga xam ne dinañ ko mën a jëfandiku donc lii nar a ñëw moo gën a garaaw li nga xam ne moo fi nekk ko non ne li mën a ñëw waaw li mën a ñëw non te day ñëw sax day ñëw parce que bu mu ñëw de non waaw mais d'accord ñëw moom yéene bu baax la ñu am ne li mën a ñëw c'est-à-dire ce qui est probable yéene bu baax la ñu mën a am ci suñu réew mais malheureusement si li ñu jàngat si yeneen réew yëpp te réew yi nga xam ne ñoo ñu ëpp ay kattan dégg nga dans tous les domaines dafa war a nekk affaire bi dégg nga eggagul à son pic. il faut ñu nangu ñu jumtukaay yi matul. voilà jumtukaay yi matul. dégg nga te malheureusement dégg nga ñaanuñu ko yàlla. mais dinay am ay malades yu yokku. te dinay am un jour ou l'autre ay mort ñu ñaan rek mu bañ a pare. donc loolu il faut ñu comprendre ne. combat bi. c'est uniquement au niveau de la prévention. li muy wax nii nag dafa bokk ci communication bi nga wax léegi. communication tiitalaate. non man dugal naa ko ci biir communication dëgg la. quand je dis tiitalaate. ba tey dañoo kii. tiitalaate mooy c'est-à-dire wax dëgg bi. wax ko de manière crue dañuy wax dëgg bi de manière crue. loolu mooy tiitalaate bi. pas diplomatie di rafetal. au début non pas diplomatie am na ay sénégalais yu doon wax ne. feebar bi du dal nit ku ñuul. am na ay sénégalais yu doon wax ne et même au niveau international ne tàngaay day rey. feebar bi fu tàng du kii fu mu nekk nii lu tax y a moins de cas en Afrique scientifiquement actuellement kenn mënu ko prouver kenn mënu ko prouver peut-être ñenn ñi di wax ne dañu am une certaine immunité parce que dañu tàmm yenn feebar yi nga xam ne daf ñu jox une certaine capacité de résister à la maladie mais xamuñu y en a même qui disent chloroquine. comme tàmm nañ di lekk naan chloroquine bañ nekkee xale. Nivaquine. donc on est truc alors que ça n'est basé sur rien. actuellement ñun ñoo gën a néew doole. si xeexu maladie bi. si àddina. parce que ñun ay pauvres lañu.
ñun amuñu ay hôpitaux yu doy amuñu ay médecins yu doy amuñu ay infectiologues yu doy amuñu sax appareil respiratoire comme ni ma ko waxee sànq. bu ñu compter suñu baaraam yi du mot sax nombre je sais pas respirateurs yi am ci Sénégal. donc famille na xam ne booy dem boulangerie di jënd mburu bul jënd benn. jëndal fukk wala fukk ak juróom kon mu jeex soo ko mënee non les boulangers non mais c'est-à-dire que bul dem marché chaque jour. parce que facteur de risque la. très bien. bul dugg ci transport public. parce que facteur de risque la. soo ko mënee waaw soo ko moo gën. boo mënee dox 3 kilomètres par jour sax na nga koy def dégg nga ñu xam ne feebar bi professeur comme ni ma ko waxee sànq bi gën a aay ci àddina. dégg nga professeur agrégé de médecine. dégg nga mënu la wax feebar bi naka la nar a développé wu. te ba léegi amuñu garab bu nga xam ne daf koy faj. amuñu vaccin bu nga xam ne moo koy aar dañu am yaakaar ci chloroquine dégg nga nañu ñaan yàlla loolu baax. fii ci suñu réew. waaw fii ci suñu réew dégg nga boobu au moins dinañ am nu ñu freiner la maladie mais maladie bi ci développement la jëm il faut que nit ñi ñu xam loolu ñaanuñu ko. ñaanuñu ko te comportement yaakaar naa moom kese moo ci mën a génne nit ñi. exactement parce que feebar la boo xamante ni yaakaar naa ñun duñu ay scientifique duñu ay spécialiste waaye nag dinañ di dégg ci ñoom saa su ne ñuy wax que virus la boo xamante ne tey jii continent bu mu dem da nga gis mu réadapté wu ci continent boobu. donc mu nekk loo xamante ni virus bi dafay changer saa su ne ak melokaanam. donc comportement. changement de comportement kese moo ci mën a génne nit ñi toog leen wàññi leen dox bi wax nga ko léegi bul jënd benn mburu bul jënd ñaar boo ko mënee jënd lu bari ndax mën a moytu dem bu bari bi yaakaar naa ne c'est le mieux suñu communication loolu la mooy ñu fexe ba ku ci ne ci askan wi di bàyyi xel saa su ne ndax dugg naa sax ci taxi comme ni ko sànq Bamba waxee taxi borom taxi sax dafa mel ni léegi ñoom ñoo ñu gën a xam sax li xew dugg naa toog mu may wax ñaata kaa moo am tey donc pour te dire que ni ñoom fu ñu toll ñi ngi bàyyi seen xel ci loolu bu baax a baax soli masque ki gant tamit. mi ngi noonu te ñu ngi sol ay masque ki gant man gant yi taximaan yi di sol nag ak chauffeur yi war bëgg naa ci wax. gis nga gant boo xam ne soo ko solee muy gant yu rouge yi wala xaw ma bleu la xaw ma lan. te fóotuñu ko du jëriñ dara. au contraire dañuy gën a yokk parce que dañ lay ubbil buntu par exemple. ubbil keneen buntu dinañ laal ci seen biir taxi fa ñuy raxasee seen oto yi jox la sa weccit fa ñuy raxasee seen oto yi en général duñu def omo mooy xam nga pour mu gaaw am nañu système bu ñuy def là chez les petits boys Pël Fuuta wala kii xam nga ñooñu di raxas dañuy kii daal di am nañu koy defee c'est-à-dire que la notion d'hygiène au Sénégal en Afrique de manière générale est relative j'ai l'habitude de le dire c'est-à-dire que yow fa nga xalaatee ne yow par exemple suñu leen raxasal sa loxo soo génnee toilette xam nga loolu dañ koy mës di wax raxasal sa loxo soo génnee toilette mais ba ngay dugg ñaa ngi ñëw ànd ak tilim ba ngay ubbi buntu ba ngay génn ci toilette ba dem ci robinet ba ñaa ngi laal ak sa kii te nettoyé woo foofu mais lan loo jëriñ raxasu nga mais jëriñul dara parce que ñaa ngi demaat di laalaat feneen donc il y a des réflexes qu'on aurait dû avoir qu'on avait il y a peut-être une quarantaine d'années parce que boobu tubaab bi entre guillemets bàyyi woon na fi ay services d'hygiène nga xam ne dañuy visite tous les jours dañuy pomper dëkk bi tout le temps dañuy kii c'est-à-dire que nit ku nekk yow sa bopp yaa war a yar fi mu nekk nii ku ci nekk yaay sa magum bopp yaa war a seet li logique ak li logiqueul am nga moyen amoo moyen soo amee juróomi jërëm eau de javel bi nga xamee ne grain bi nga xamee ne moom ngay fobeeree raxasee ko sa douche daal di ci jël tam tuuti def ko ci bouteille teg ko xale yi suñu génnee ki nga yónnee woon mu jëm jëndi mburu su yegsee ubbil ko buntu bi mu bañ ko laal yow raxasal kii nga nangu soo koy yónnee suy dem na wut saaku kii c'est-à-dire que am na message yu ndaw yoo xam ne war nañ ko mun a jox nit ñi parce que pour ñenn ñi c'est évident pour d'autres non di nga gis sax man gis naa ay message ci ñi ngi raxas gis naa à la télé ay ñi ngi raxas seen loxo yi ñu ngi raxas mais toppuñu la norme en tout cas par rapport ak li médecins yi ni médecins yi di raxasee seen loxo toppuñu la norme c'est-à-dire ñoom dañuy raxas nii mais da ngay gis duñu par exemple duñu raxas seen suufu wee duñu jàllale nii ñoom daal foog na ne ni ñuy raxasoo d'habitude rek balaa ñuy toog ci bool bi la ñuy raxasoo alors que c'est pas ça am nañu tam loo xam ne nit ki mu ngi dem par exemple nit a ngi ñëw ñaa ngi am sa jànq sa kër du fa fanaan di xëy di dem di dugg ci transport en commun mu ngi sa yeneen domestique je veux dire ko ñoo nekk daal en interaction de manière générale yow xamuloo ñoom seen façon de faire donc war nga leen di waxtaan ak ñoom wala nga gàttal seen tànk ne leen bon soit vous habitez à la maison
pendant le temps de la crise. Merci. Soit nga arrêté. Merci beaucoup. Soit nga arrêté. Mais am na c'est-à-dire que on parle du question da nga xeeb nit ki da nga ko manquer respect wala da nga kii mais là on doit être cru. suñuy wax nañuy wax te mu nekk ñu seet si yàlla ak ku mu munti doon taga nit ki di nga ko jox respect mais li nga xam ne war nga ko wax di nga ko wax gis nga affaire u njàpp bi keroog j'ai beaucoup apprécié dimanche dernier j'ai regardé une émission sur benn chaîne qui concurrente à la vôtre ma gis Ahmed Khalifa Niass il a rappelé des principes moi je l'aime bien parce que moom fu nit ñi di kii moom il va day ci digg bi nit ki da ngay gis ñoo xam ne dañuy yore seen bouteille ci mbedd mi di jàpp jël bouteille boo xam ne fu nekk dem na fa di jàpp di dugal seen gémmiñ di kii mais ça c'est dangereux yow peut-être yow immunisé nga mais keneen immunisé wu tu n'es pas obligé nga saraxandiku wala nga raxas sa gémmiñ amoo droit kii ko. yaa ngi wax sànq lu am solo ci njëlbeen muy par exemple lu mel ni kaasu ataaya yi nga xamante ne kii day naan keneen naan te duñ ko sax raxas. mais beneen biir dama koy constater. sànq yaa ngi wax taximaan yi. ak ñeneen ak ñeneen chauffeurs en général ñuy dawal. mais barab yi ñuy dajaloo di fa añ. te da ngay gis ku ñëw dawal ba gaare sa oto. dugg toog ñu yàqal la nga añ benn mbaar lay doon. xam nga gargot defe naa yooyu aussi il faut que communication bi jàll foofu ndax tey yow teg nga sa gargot di jaay ñi nga xamante ne dañuy ñëw di añ si ñu ci ëpp di ay chauffeur li nga war a njëkk a def exiger ko mooy bu ñu ñëwee balaa ñuy dugg ci mbaar mi nañu raxasu ba pare doog a dugg mais da ngay gis ko dawal rek ñëw jël caabi otom daal di teg sànni ci taabal bi mais ne foofu du sensibilisation du communication foofu lan la c'est la toute puissance de l'État qui doit s'appliquer parce que am na ci loo xam te ne dañoo tëj baar yi tëj café yeeg yooyu noonu mais lu tax ñuy bàyyi gargot yi baar yi café yi au moins am na yaa minimum d'hygiène mais gargot yi dafa nekk ci nii de bactéries et de virus mais da ngay gis crasse bi nekk ci mur yi wala nekk ci rideau yeeg yooyu noonu yëpp mais service d'hygiène anamu da ngay ne yow finalement yow dëkk bi attends peut-être qu'on est des nègres quoi et parfois on est peut-être immunisé mais am na ci loo xamante ne sérieusement on est dans un état et bu ñu nee état chaîne la chaque maillon doit pouvoir jouer son rôle et service d'hygiène jamono ji la ñu waroon gën a gis ci terrain bi mu engagé wu non seulement gargot yi ñu lijjanti leen mais aussi dugg ci marché yi respecter loo nit ñi par force les normes d'hygiène ak la distanciation sociale mais defuñu ko et fi mu nekk ñi ngi naan fii ak le 13 mais fii ak avril bi di jeex mais nañ ñaan yàlla musal ñu mais sinon musiba dina am parce que man li ma gis ci marché yi moi j'ai été une bombe humaine pour mën a gis sérieusement j'ai été moi-même pour gis mais ce que j'ai vu j'ai eu tellement peur c'est vrai que j'avais mes gants j'avais mes masques de protection j'avais tout mais bi ma ñëwee li ma sol dama ko simi directement ci toilette sangu doog a génn wax ak nit ñi mel ni dëkk bi musiba bu moo fi nar a am te li nga wax léegi ci service d'hygiène poudre yi ñu daan gis bu njëkk ba ñu ko daan def ci quartier yi loolu sax amatul daanaka amatul il paraît démb am na Bourguiba mais problème bi c'est que suñu enfin lu may jëkk wax mooy dina am avant pendant et après coronavirus malheureusement jàngat yi ñu si nar a def après dégg nga mënoon nañu ci fagaru en matière de santé publique il y a un recul de l'hôpital il y a un recul des services de santé c'est mondial oui non d'accord c'est mondial oui non mais c'est que ñun ajustement structurel bi jaar na fii les politiques publiques inconséquentes jaar nañ fii ak yooyu et cetera service d'hygiène institution service d'hygiène dégg nga bu njëkk ba ñemewuloo woon yar xar sa biir kër ñu tënk waaw rapidement waxtu bi mi ngi ñuy bëgg a dab ak yeneen loolu yëpp dafay wane ne que dañu war a comme en matière même d'éducation dafa war a am une information pour la santé ñu bañ a xaar ba crise ñu soog a yeewu ne il faut ngeen di raxas loxo ak nangam donc am na ay affaires yu bari nga xam ne dañ ko war a jàngat léegi comme ni ñu ko waroon jàngatee bu Ebola amee wala xaw ma 2000 xaw ma lan le choléra là mais loolu defuñu ko il faut une stratégie de communication de l'État du Sénégal bu nga xam ne dinañ fagaru pour njaaxum bu amee lendemain bi surtout
oui nu ñu war a taxawee ndax ñu am la capacité de résister à ces pandémies. mangook waxtu bi dafa mel ni daf nañu waaye très rapidement Bamba mu bëggoon rek nga leeralal tuuti ci carte de presse yi parce que yaakaar naa information bi bu dee jàll na ci ñenn ñi surtout force de sécurité yi ñoo ma tax di wax pour que ñu xam ne vraiment journalistes yi également période bi soxla nañu leen léeg-léeg au-delà couvre-feu bi tamit ñi ngi wax ni carte yi seen carte maison yi mën na leen a tax ñu circuler nu mu leen neexee. foofu aussi bëgg naa nga leeral rapidement. couvre-feu état d'urgence bu ànd ak couvre-feu mooy. am na fenn fu ñu toll ci waxtu wi ci bés bi. kenn dootul dox loolu mooy principe bi. 20h bu jotee. ñëpp dañu war a nekk seen biir kër. ñëpp nag ba mu des. ñenn ñoo xam ne ay pàccal yoo xamante ne maanaam force de l'ordre yi ak personnel médical bi ak yeneen catégorie yoo xamante ni dañ leen jox exception pour ñu parce que xëy na seen liggéey moo koy laaj ginnaaw taskat xibaar fii ñu toll ni ci guerre bi xibaar dafa nekk denrée bu première nécessité ñu jàpp di kon journalistes yi tamit dañ ci waroon a bokk d'autant plus que man fekkee naa couvre-feu xëy na boobu xale laa woon mais fekkee nañ couvre-feu 88 y avait un couvre-feu ici. mais yaay boobu dañ daan circuler. donc am na sax ñuy dem ba ne fii ñu toll nii dafa mel ni recul démocratique la mu ne ku mu neex nga am lecture boobu mais li am ba des mooy fii ñu toll nii couvre-feu am na benn journalistes yi booluñu leen ci. catégorie yi nga xamante ni dañuy bénéficier ci exception yi en tout cas par arrêté lan moo war a nekk suñu taxawaay suñu taxawaay mooy fexe ba journalistes yi di mën di circuler premier jour bi ñu ne couvre-feu teel am ci nañu entrer ñun en contact ak le ministre de l'intérieur nag monsieur le ministre ñun kat gis nañ ni arrêté génn na te bu journalistes yi kenn boole wu leen ci mu am dégg-dégg tamit ça il faut le reconnaître nañu wëy mais c'est parce que yéen il faut que ñu mënu leen ci bokk am ay raisons yu muy jox te raisons yooyu tey bu ñu waxante dëgg c'est la vérité ndax en 88 carte nationale de presse moo amoon en 2020 ku ne da ngaa am sa carte de presse donc policiers yi ak gendarmes yi dañ leen war a jox ay instructions parfois dañ leen di wone dañ leen jox ay visuels leen carte bii ku leen ko woon bàyyi leen ko mu jàll benn ñaareel bi yomb na tey quand même nga mën a toog sa kër defar benn genre carte de presse dañu wante dëgg il faut se dire la vérité dëgg la loolu donc waxuma sa affaire coronavirus mais ça pose un problème de sécurité parce que benn samba booy bu bëgg a def ay tooxi doonam gis ngeen fi bërki démb benn sénégalais bu ñu jàpp mu sol tenue gendarme ne moom gendarme la di buuxlu ci biir couvre-feu bi pour mën a def ay njombe donc loolu tamit mën nañ ko xalaat ci koo xamante ne day naan kon man pour moo mën a def njombe bàyyi ma dem ut sama carte de presse donc yooyu yëpp daal tax na ba fi mu nekk nii carte de presse moom exceptionnellement may nañ ñu fii ba dimanche prochain nga ci circuler may la ak may bu weesoo loolu pour nga mën a circuler da ngay am lu ñuy wax benn autorisation de circulation defal nañu ne parce que autorisation yooyu ñaari xeet la dafa boo xamante ne c'est provisoire dañ da koy defal pour de tel jour à tel jour ak boo xamante ne c'est permanent ñun bi ñu defal defe naa c'est permanent may nañu ci biir Ndakaaru ak ci lii yeneen gox yi ci réew mi yëpp képp koo xamante ne journaliste nga bu wóor bu reconnaître nga mën a dem ci bërëb yi nga xamante ne wax nañ leen ko pour ñu defal la ko bu dee fii ci Ndakaaru nag suñu ñetti kuréel yi ñun nañ ko jox ñu ngi koy doxal defe naa fii ak milieu semaine bi dépôt yi dinañ commencé ay quota la parce que aussi du ñëpp parce que aussi dañu wante dëgg journaliste ak keneen la si yem te fa mu nekk nii transport public moom la gars yi Sénégal yu bëri moom la ñuy jël pour ñibbi journaliste bi bu wàccee 16h wala 18h ñibbi jël car mais bu amul car nan lay def boo ko bëggee liggéeyloo ba 22h te yow mi koy liggéeyloo amoo oto bu koy yóbbu bu boobaa nu muy def donc tey mën nañ jàpp sax ne 90% des journalistes ak des travailleurs des médias ñoom ak yeneen Sénégalais ñëpp a yem dañuy jéem a lijjanti seen bopp wàcc avant 20h ñibbi seen i kër ñi nga xamante ne ñoo ci des mooy ñiy liggéey ci télé yi guddi mooy ñiy liggéey ci rajo yi guddi mooy ñiy def ay émissions mooy ñi nga xam ne dañuy am ay reportages mooy ñi nga xam ne dañuy am yeneen information yu ñuy topp parce que aussi c'est vrai ñu ngi ci guerre nañu nekk coronavirus mooy principal sujet bi mais am na yeneen sujets yoo xamante ne mu ngi fi am donc ñooñu ñoo tax ñu teg dispositif bi donc affaire bi
daanaka sax du pour xëccoo wala nangam ak nangam dama koy wax rek pour gars yi mu dugg seen bopp. nga am ko ak nga ñàkk ko am bu fekkee ni nécessité la si yow. ñëwal demal fi nga war a dem nga am ko. jërëjëf bu fekkee ni du nécessité yaa jaaykat beeg commandant beeg ak nu mu tuuti professeur beeg keneen a yem 20h fekk la nga toog sa biir kër parce que boo génnee it réew dëkk moom ni muy doxee nii. te yoonu ku génn 20h tamit amoo foo dem. amoo foo dem te it gars yi bon ñu ngi làpp. jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi kon lañ ñu cërale woon ci waxtu daal dinay kon jeex tàkk Bamba Kassé ñu koy jaajëfal bu baax a baax secrétaire général bu SYNPICS ñu ngi lay jaajëfal Anne-Marie Fall yow it ñu ngi lay sant di la gërëm spécialiste en communication de crise bokkit ca CORED di jaajëfal Mamadou Ibra Kane jiite rek conseil des diffuseurs et éditeurs bu Sénégal ñu ngi lay jaajëfal éditeur de presse bu Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di santit Ibrahima Lissa Faye moom mi nga xamante ni moom moo jiitee mbootaay gi ëmb éditeur ak professionnel yu presse en ligne yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci teewaay bi mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci édition spéciale bi jox leen dig daje ci beneen jotaay.